8h30 ci suba xibaar yi. bokk na ci li ci gën a fës rek sortie wu ministère de la justice mi nga xamante ne mu ngi nakkarlu yenn ci doxalin yi nga xamante ne jàpp na ni moo tax rek ba ñuy attaqué yenn ci ay institution rawatina rek justice bi nga xamante ne moom ci boppam jàpp na ne rek moo di rempart bu mujj pour état de droit lu ni mel nag muy xamle ne du tax ñoom ñu dellu ginnaaw benn yoon ci seenu taxawaay procès El Hadj Ahmed Aïdara ak ñi mu àndal mi nga xamante ne démb lañ ko waroon a amal ci flagrant délit bu tribunal bu Pikine dañ ko mujj dàqandi ci sàkkuteefu procureur bu di dàq boo xamante ne am na ci ay avocat yoo xamante ne rek ñu ngi koy nakkarlu dinañ leen déglu ci bile xibaar ñaareelu pàccu xibaar yi xibaaru bitim réew lay doon nes tuut ñu faram fàccal leen ko. L'actualité autrement, Zik FM. Safietou Bandiaye ci micro bi Chérif Bekay Diallo ci xarale gi ñu doore yi les xibaar ak génn bi nga xamante ne rek démbu ministère de la justice génn na ko ci benn déclaration rek directeur des affaires criminelles jot naa nakarlu rek yenn ci dégradation wala sax ñàkk warma yenn ci ay institutions yi nga xamante ne rek jàpp ne dañ koy faral di attaqué ay attaques yoo xamante ne rek dafa jéggi dayu mu jàpp ni lu ñu mel nag du yoon teex rek ba moom ministère de la justice ci kàddu ki nga xamante ne rek moo di Yaxam Lay seen directeur des affaires criminelles di nakarlu bu baax a baax yooyu lay attaque nga xamante ne dañ koy faral itam di amal ci ndodd justice bi mu jàpp ni rek mooy rempart bu njëkk ci état de droit waaye nag lu ni mel du tax benn yoon ba ñoom ñu dellu ginnaaw ci seenu taxawaay ñu teewlu ci loolu Yaxam Lay suñu sukkandikoo ci ministère de la justice ci benn déclaration bu ñu amal ci kàddu rek ki nga xamante ne moo di Yaxam Lay di directeur des affaires criminelles nguuru Sénégal dañ ko yàgg ràññee rek comme démocratie bu mucc ayib rawatina nag koo xamante ne dafa fonk loolu lépp lu jëm ci wàllum liberté ngir aar lu ni mel tax na nag ba ñu war a veiller ci rek ñu bañ a jël démocratie boobule jëfandikoo ko contre démocratie wala def ko prétexte rek ngir amal yenn attaques yoo xamante ne rek dafa salte loolu wala dafa violente loolu ci li nga xamante ne rek moo di institution de la République. Magistrat bi nag di xamle ne yoon dafa war a rek taxaw ci digg bi directeur affaires criminelles bi nag di xamle ne justice bu Sénégal fexewul ngir neex kenn wala sax bañ a neex kenn te kenn itam mënu koo napp wala sax distraire mu jàpp ni nag obéir loi waaye itam respecter lépp luy autorité nguur gi dafa di exigence comme ni mu nekkee exigence rek nit ki am ay liberté ak i droits yu fondamentaux te benn mënul dem bàyyi morom bi justice nag moom mooy taxaw fexe ba képp koo xamante ne def na loo xamante ne rek day salfaañe wala am na rek lu mu mën a gàllankoor li nga xamante ni moo di ordre public bi wala tranquillité askan wi ñoom ñu jug si rek jéem a xool nan lañ koy gérer lijjanti ko ndax loolu seen wareef la. El Hadj Ahmed Aïdara ak ñi nga xamante ne rek moom lañ ko jàppandooloon di ay co-détenus dinañu xaaraat nag ndax seen procès bi ñu waroon amal démb ci flagrant délit tribunal bu Pikine dañ ko mujj dàqandi ba altine bii di ñëw lu ñu mel nag ginnaaw sàkkute fu procureur mi nga xamante ne rek dafa évoqué ay raisons administratives mu di dàq boo xamante ne nag ñii di ay avocat am ñu ngi koy nakkarlu ñu teewlu ci loolu maître Moussa Dieng di kenn ci ay avocat am yi jàpp ni rek lu ñu mel teguñu ko fenn. Maître Moussa Dieng mi nga xamante ne rek bokk na ci avocat El Hadj Ahmed Aïdara ak ay co-détenus am ñi nga xamante ne rek seen procès démb lañ ko waroon a amal waaye nag ñu mujj ko dàqandi ba altine ci flagrant délit bu tribunal bu Pikine la woon lu tax nag ñu dàq ko ci sàkkuteefu rek procureur la mi nga xamante ne rek dafa fësal ay raisons administratifs boobu le dàq ay avocat am ku ci mel ne rek maître Moustapha Dieng àndu ci benn yoon ndax jàpp na ni taxawul ñu teewlu ay kàddoom. procès bi ñu ko reporté du ñun avocat yi ñoo bëggoon ñu reporté ko bi ñu tàmbalee le procureur jël parole mu ne dafay demander ñu renvoyer ko pour ay raisons yoo xam ne raison administrative la ko tuddee ñun ñu ne ko dañoo nekk devant un juge pénal raison administrative moom mënul fee wéy li fi mën a wéy mooy li ngay demander dafa sukkandiku ci droit est-ce que code pénal da ko wax wala code de procédure pénale procureur tontu wuñu ci loolu mais comme demandé na renvoi procureur yóbbu na ko altine fii ak 72 heures dinañ xaar altine dinañ ñëw dans la discipline dans la sérénité dans le respect des lois et règlements de ce pays mais en exigeant également que li nga xam ne mooy àq ak yelleefu ñi nga xam dañ leen a téye seen àq ak yelleef yooyu ñu respecté ko jusqu'au bout donc motif de renvoi bi nanguwuñ ko mais accepté nañ décision au tribunal inchallah lundi nous serons là et rassurez-vous dinañ taxaw temm pour que le droit soit dit.
laata loolu nag tribunal bu Pikine nit ñi xëy nañu fa fees dellu ku ci mel ni rek mbokk xarit am di jàmm wala sax ay militant wu Yewwi Askan Wi ñëwoon rek fësal seenub jàppale ñi nga xamante ne rek ñoom lañ teg loxo te mu bokk ci seenub maire di El Hadj Ahmed Aïdara maire loolu ñuy sàkku rek ñu libéré ki nga xamante ni moo di maire bu Guédiawaye ndax jàpp nañ ni lu ñu mel du lenn lu dul procès politique ñu dundaat boobule ambiance ak reportage yu Younoussa Baldé. militant ak askanu Guédiawaye wutali ci suba gi tribunal Pikine Guédiawaye ngir soutenir seeni maire waaye foofule ñu fekk fa ab dispositif de sécurité gu am solo ñoom sax maire bu métti lañ fa jëlee ginnaaw bu ñu reporté procès bi niki altine bi di ñëw. li leen naqari ba metti seen xol yi. Guédiawaye Ahmed Aïdara da leen a gagné ci élection municipalité yi. ñun li nu na ma def mooy seree nag ñun tojuñu yàquñu ndax dañoo bëgg a defar Guédiawaye. nañ ko bàyyi ngir yàlla mu continuer nekk ci liggéeyam Ahmed ñun waa Guédiawaye dañ ko soxla. ñu jàpp ni procès bile dara lalu ko lu dul ay xeex politique. procès politique la lii di procès ku dem di liggéey nga ne ko doo dem liggéey loolu fa la am ci ban Sénégal Macky Sall moomu réew mi Macky Sall moomoo réew mi réewu Sénégalais la. leader Yewwi Askan Wi yu mel ni Khalifa Sall Aïda Mbodj Ousmane Sonko Cheikh Tidiane Dioum ñoom tamit ñëwoon nañu ngir soutenir Ahmed Aïdara waaye kenn ci ñoom nangu la yëkkati kaddu jëmale ko ci taskatu xibaar yi. ñu utali Louga foofu nag ñi nga xamante ne ñoo ànd ak leaderu PRP di Déthié Fall amal na ñoom itam daje ak taskatu xibaar yi ngir sàkku ñoom itam ñu bàyyi ñu jàppee ay otage politique suñu sukkandikoo ci kàddu Mor Gueye Niang di coordonnateur local bu parti bi ci capitalu Ndiambour ministre de l'intérieur moom ci boppam nag dafa warut sax organiser jongante législative yi militant wu PRP ci seen bopp nag fësal nañ ni que Louga nag fas yéenewul des benn yoon ci manifestation bi nga xamante ne dinañ ko amal loolu ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin bi nga xamante ne rek ci lañ jëm te Yewwi Askan Wi organisé ko Galaye Sylla ci Louga. ñooñu Déthié Fall yi nekk ci Louga becc nañu seenu naqar ci point de presse bi ñu doon amal ci quartier Montagne Mor Gueye Niang moo leen jiite. entraîneur bu ñu wax entraîneur mooy mandataire koo xam ne moo nekk ci ginnaaw équipe bi muy le président Déthié Fall nekk le mandataire national de la coalition Yewwi Askan Wi ñu tëj ko ginnaaw ba ñu tëjee ay tête de liste et xeex bi lenn lay doon mooy exiger à ce que ñu libérer les otages politiques et les otages politiques yi ñu war a libérer ki nga xamante ni si ni jiitu na ci muy le président Déthié Fall di mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi donc ñooñu la ñuy exiger à ce que Macky Sall ak administration bi mu yor ñuy libérer leen. ñu xam ne tamit ne seen xel dalatul ci ministre de l'intérieur bi nar a jiite élection yi ñu dëgmal. ñu ministre de l'intérieur bi muy Antoine Félix Diome li ñuy exiger ci Macky Sall mooy mu dax parce que fii mu toll dafa far te ministre de l'intérieur bu far warul a jiite ay élection maa ngi koy tënk sànq ci wàllu arbitrage ni nit mënoo ni na ma arbitrer sama match ma dalal ko sama kër dalal ko hôtel jox ko mu lekk jox ko mu naan jox ko paas mu dem ma ne ko nag ma faral avant ba ma ne ko nag ma faral dafa ñëw ci vestiaire rek commencé rouge ay joueurs kooku nag nañu jàpp ni bu demee ci biir élection yi lañ ciy mën a tënk mooy kooku kat pare na pour salfaañi élection yi. ki jiite parti Déthié Fall bi ci Ndiambour ne Louga du des benn yoon ginnaaw ci manifestation yi ñu dëgmal ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin bile. ici au niveau de Louga danañ am benn pôle nord pôle bi peut-être ce sera au niveau de Louga wala Saint-Louis donc li instruction yi ñu jot mooy pôle nord bi dinañ organiser benn marche wala benn rassemblement. Galaye Sylla Louga Zik FM. Zik FM. ñu wax ci jàng bekk jàngale bi ak résultat concours général édition 2022 Fatou Niang di élève bu nekk rek en classe de première S2 ci lycée d'excellence Mariama Ba mel ni rek moo jël raw gàddu gi si ñaari junni ak juróom-ñaar téeméer ak ñaar fukk ak ñaari candidat téeméer ak ñeent yi am nañ ay distinction yoo xamante ne rek dañ leen ko jébbal bokk na si fukk ak juróom fukk ak ñetti prix ak juróom fukk ak benn accessit suñu sukkandikoo ci jëwriñ bu yore lépp lu jëm ci wàllum jàng bekk jàngale bi mi nga xamante ne moom moo présenté résultat wu présente édition bi nga xamante ne rek liñ ci gën a ràññee moo du rek yenn ci ay anciens écoles yoo xamante ne rek ñëwaat nañ bokk ci bile palmarès Mamadou Talla. bi ñu defee résultat yi mun nañu wax ne que am nañu 104 distinctions mooy téeméer ak ñeent distinction bi en classe de première mooy Fatou Niang bu lycée d'excellence Mariama Ba série S2 ki si topp Ginette Claudia Isabelle Colli moom aussi mu ngi si série S2 lycée d'excellence Mariama Ba troisième bi Fatou Bintou Fall série S1 lycée scientifique d'excellence bu Diourbel suñu ñëwee ba terminal premier bi Alassane Diallo série S1 toujours lycée d'excellence Diourbel ñu jëlee pondération yooyu meilleur élève ren ci concours général mooy mademoiselle Fatou Niang élève boo xam ne mu ngi fale si lycée d'excellence Mariama Ba ñu def série S2 am nañu mbégte loolu le fait que ay yeneen lycée yoo xam ne ay lycée
yu célèbre la woon ñu ngi woon ci concours général mais gën ñu ñëwaat mais ren nag ñëw nañu am nañ fi en tout cas ay prix am nañu palmarès mooy bu lycée bu Ahmed Fall bu Saint-Louis lycée Charles de Gaulle Kennedy Seydou Nourou Tall ak Waly Diodio. ñu wax wàllum wér-gu-yaram ak ubbite démb rek congrès bu société ORL bu réewu francophonie bu édition ren ji nag mën nañ wax ni thème bi ñu tànn moo di rek réhabilité lépp lu jëm ci surdité ak chirurgie endoscopie en ORL Ajaratu Aïcha ñi nga gën ñu leeral. ci ubbite congrès bu société dëkk yi làkk nasaraan tëx nekk na lu na waxtaanee professeur Issa Cheikh Ndiaye président bu SORLAF. pàcc bi nga xam ne suñu opéré xale bi du dëgg day muuma day nekk en fardeau c'est pour société bi. prise en charge bi cher dugal ci nopp bi appareil mën naa dimbali ki tëx. mooy nécessité implantation cochléaire day sori si nit ki soriwaay boo xam ne appareil yu mënoon ci dara foog ñu opéré dugal ay électrodes si biir nerf ba. seerut de 10 millions suñu xool li nga xam ne moom la ñuy def si leneen loo xam ne maanaam demu si doomi adama te 10 millions seerut donc benn position commune boo xam ne su dee dañuy xool bi ñu diagnostic ne lii la ñuy def su dee dañu ne traitement ñëw na ñun ñëpp ñu d'accord ne traitement bi lii lay doon su ngeen ci weccoo xalaat rek am bokk ci pas-pas am ci buntu. mu di congrès bu société d'ORL bu dëkk yi làkk nasaraan dajale ay kàngam yu mag ngir ñu gën a mën a saytu ak it pàcc feebar yu ORL. Ajaratu Aïcha Dieng ñu wax ci leneen ak lancement altine bi ñu dëgmal campagne rouge di benn bébétu réseau bu ñeel Renaissance africaine ak diaspora ak itam bu Fonds des Nations Unies bi ñeel wàllum population kon nag ñi nga xamante ne ñoo initié lu ni mel dinañ recueillir lu toll ci 1 million yi signature laata rek ñu démarrer coupe du monde bi am nag riposte boo xamante ne rek dinañ ko teg contre ñi nga xamante ne wala sax contre violence yi nga xamante ne wala ak itam discrimination ñuy nemmeeku ci kaw jigéen yeeg xale yu jigéen ñi compte rendu Ndeye Khady Diouf. tolluwaayu xoxatal fitna ak bedd yi ñuy faral di teg soxna yi jéggi na dayo. Une femme sur 4 a été victime des violences conjugales domestiques. benn ci ñeenti soxna yoo jël dañ leen xoxatal seen biir kër benn ci ñeenti soxna yoo jël dañu leen a xarafal juróom-ñett ci téeméer boo jël dañ leen di sàkku ba ci bërëb yi ñuy nasee ko noot ci dañuy jalgati àq ak yelleefu soxna yi. Les femmes sont encore faiblement représentées dans les instances. xayma yi sax moom moo waral ba ARDN taxawal campagne carton rouge mu fas yéene sukkandiku ci caada ak cosaan ak tàggat yaram. cette campagne bi dafay sukkandiku ci caada ak cosaan waaye itamit ci tàggat yaram ngir wax ne doy na ci fitna yi nga xam ne ak xoxatal ak bedd yi ñuy teg soxna yi. des filles. ci campagne bi namm nañ cee fësal xeex yi les violences waaye itamit fexe ba ab lëkkaloo am ci wàllu xeex fitna xoxatal ak bedd yi ñuy faral di teg ñii di soxna yi. Ndeye Khady Diouf ñu utali Sédhiou foofu nag ñaareelu phase bitumage bu boucle bu budget lancé nañ ko ki ko lancé di jëwriñ bu yore lépp lu jëm ci wàllum infrastructure transport terrestre ak désenclavement mu di nag linéaire bu juróom ñetti fukk ak benn kilomètre boo xamante ne rek dina desservir lu toll si juróomi commune yu nekk ci département bu Sédhiou koppar giñ ci def nag biñ ko xayma toll na si ñaar fukk ak juróom-ñaari milliards ci suñuy koppar mu di financement bu nguuru Sénégal boo xamante rek di ci lëkkaloo ak Grande-Bretagne Ibrahima Diallo di suñu correspondant bi ñu teewal foofu la ca Sédhiou. quartier Goudiabia bu commune bu Sédhiou moo dalal cérémonie de lancement bu ñu jagleel ñaareelu phase travaux bitumage boucle du budget nekk yoon bi nga xamante ni dina traversé commune Sédhiou Bambali Djiréji Djibabouya Bémé ak Marsassoum toll ci 81 kilomètres lu ni mel la Mansour Faye xamle mi nekk ministre des infrastructures des transports et du désenclavement. C'est tout le sens de son ak mbégte le président de la République jëlee ndogal defar yoon boucle du budget ci diggante Sédhiou Bambali Djiréji Djibabouya ak Marsassoum tollu si juróom-ñetti fukk ak benn kilomètre. ci beneen fànn tam ministre Mansour Faye xamle na ni dinañu réaliser benn corridor Bissau Dakar buy jaar ci région bu Sédhiou. Le président de la République a également engagé. ak République sœur bu Guinée-Bissau ci financement Banque africaine de développement dañuy defar yoon Farintana Sandingeri tollu si ñeenti fukk ak juróom-ñeenti kilomètre ñaari fukk ak ñetti ci
ci Guinée-Bissau ñaari fukk ak juróom-benn yi ci Sénégal. Et 26,4 kilomètres au Sénégal. bokkul di bu jébbile dinañ ko réaliser ci benn investissement bu toll ci ñaari fukk ak juróom-ñaari milliards ci suñu koppar nekk koppar bi nga xamante ni ñii di waa nguur Sénégal ak Grande-Bretagne ñoo koy mobiliser nekk lu nga xamante ni neex na maire yu nekk ci diwaan bile ñuy ñaax tam ñii di AGEROUTE nekk agence des travaux et de gestion des routes du Sénégal ñu def lu gën a gaaw liggéey bi mun a commencer ci diwaan bile. Sédhiou, Ibrahima Diallo, Zik FM. La page internationale. xibaaru biti réew dañ koy dooree ca Mali ak décret présidentiel bi nga xamante ne rek publié nañ ko ci journal officiel président de transition bi nag kon ci boobu les textes nga xamante ne ñu ngi ko adopté woon par conseil national de transition du organe législatif bi nga xamante ne rek adopté woon na ko il y a def na boobaak léegi rek une semaine dinañ ko entériné kon mu di document bu am solo ci suite transition bi rawatina rek lever sanction yi nga xamante ne rek dañ ko teg ci ndoddu réew Mali waaye nag boobu document coow li bëri na ci loolu ndax nag am na ñu koy critiquer ñu si mel ni rek waa CNT ñu wax ci police norvégienne bi nga xamante ne rek fësal na ni dafa jàpp acte terroriste fusillade bi nga xamante ne moo am ci guddi 24 juin bi ci kanamu baar buy nekk ci centre d'Oslo taxoon nag ba ñaari nit ñàkk si seen bakken lu mu néew fukk ak ñeent ci am ci ay gaañu police bi nag di enquête ci yëf yi comme acte terroriste suñu sukkandikoo ci benn communiqué bu ñu fësal kenn nag ci suspect yi moom teg nañ ko loxo ginnaaw rek ay tir yi nga xamante ne rek moo amoon ci booru foofule ci ay 1 heure ci buntu rek ñaari baar yoo xamante ne am na club gay tam ci centre Oslo les organisateurs boobule rek marche des fiertés di LGBT nga xamante ne dañ ko waroon a amal tey jii ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin dañu mujj rek jël ndogalu rek annulé boobule doxu ñaxtu. ci xibaaru biti réew yooyu sax la ñuy ndax képpee xibaar yi Safiatou Ba Ndiaye nekkoon ci micro bi Chérif Bekay Diallo ci xarale gi ñu leen di jaajëfal bàyyi leen rek ngeen wéy ak programme première radio urbaine du Sénégal Zik FM ak jàmm.